en place un groupe électrogène pour parer à d'éventuelles coupures et de procéder également, de réaliser ce qu'on appelle les branchements provisoires au niveau donc des tentes où se déroulera donc la cérémonie officielle et également au niveau donc de certains domiciles. Bon. Disons plutôt que la cérémonie officielle se déroulera, je crois, au niveau de la grande tente de Beiti, donc, qui a été donc aménagée donc, à cet effet. Alors pour les autres secteurs concernant par exemple le volet sécuritaire également, la police et la gendarmerie sont déjà à pied d'œuvre pour renforcer donc la sécurité au niveau donc des domiciles des marabouts, mais également pour augmenter le nombre de barrières de manière à assurer une sécurité vraiment au niveau des lieux prévus pour le déroulement donc, de la cérémonie, mais également au niveau donc, de la résidence du Khalif et au niveau également des domiciles des grands chefs religieux. Ni woon keroog ci daje bi ñu amaloon fële ci Njaaréem ci ñaar fukki fan ak benn ci weeru octobre ci dogal yi ñu fa jëloon dañ ci jàppoon ni tey jii war nañoo def lu ñuy wax réunion d'évaluation donte diggante fii ak màggal gi xat na waaye boobu ba léegi am na ay liggéey ñu tàmbali woon te am na ay jéego yoo xam ni jot nañ ko ci def ñu ne woon waaye tey dañ taxaw def benn taxaw seetlu saytu fi dogal yi ñu jëloon xool fi ñu ci toll seet li nga xam ni matagul ñu jëm ko mottali ak ci ab diir bu gàtt. ci wàllu woowu nag waxoon nañu ci wàllu service d'hygiène nii danañu def li ñuy wax ay traitement domiciliaire maanaam ñu pompe kër yi et pompe yi tàmbali na am na kër yu bëri yoo xam ni def nañ ko waaye jàpp nañu fii ci daje bi tey nii am na lu ci des maire bi dina ci lëkkaloo ak chef de service yi pour jëm ko eggale ci ñaari fan yi nga xam ni moom ñoo ci topp maanaam ëllëg ak ginnaaw ëllëg. ci wàllu wér-gu-yaram ak paj tamit nee nañu woon nañu def lu ñuy wax ñetti poste avancé indi fa aussi ñetti ambulance loolu waa santé taxaw nañu waa kër docteur pour def ko waaye dañ ci boole woon ni poste bi nga xam ne moo nekk Darou Khoudoss nañ ko yokk dooleel ci garab ak ci personnel te waa kër docteur yi taxaw nañu pour matal loolu fii ak ñuy egg ci bésu màggal gi. waaye yemuñu ci loolu ndax ci wàllu courant bi ne woon nañ dana jël ay matuwaay pour courant bi bañ a dog waaye sàkku nañ ci Senelec mu indi groupe électrogène ba pare mu yokk li nga xam ne moom la ñuy wax éclairage public. waaye am na yeneen aussi branchement yi nga xam ni war na koo def ci ñaari tentes yi ak ci juróomi kër yi nga xam ni ay këru kilifa la te kër yooyu dafa am ay liggéey yoo xam ne tamit fas yéene nañ ko fa def. ci loolu nag ñi daan ci ñaaxaat Senelec ngir ñu jéem ci diir bu gàtt bi jël def seen kéemtalaay kattan ba matale loolu. ci wàllu hydraulique maanaam lu jëm ci wàllu ndox beeg yooyu dañ leen fii sax donte am na pression waaye danañu yokk li nga xam ne mooy taxawaay bi ñu am ci wàllu ndox. ci niñ koy yokkee mooy ñu fexe ba nga xam ni forage yi nekk fii ci biir Touba yëpp di dox. am na liggéey boo xam ni équipe hydraulique yi ñu ngi koy def ci entretien forage yi liggéey boobu dinañ koy yokk dolli ko ba nga xam ni réseau bi ci boppam dinañ ko renforcer ba nga xam ni ndox daal du war a manqué. waaye loolu doyul jël nañu ay matuwaay yeneen matuwaay pour que juróomi camion citerne ñu taxawal ko ak fukki bâche suuf pour béréb yi nga xam ne dinañ ko itteewoo ci fanu màggal gi. et ci wàllu sécurité maanaam yokk kaaraange gi et police ak gendarmerie tam taxaw nañu pour def ko commencé nañ jël ay dispositions dinañ wut ay barrières pour béréb yi ñu def ko fa noo xam ni dana yombal dem beeg dikk bi waaye dana yokk tamit lépp li nga xam ne moo jëm ci wàllu kaaraange taxawaay bi nga xam ne amoon nañ ko lu jiitu màggal gi ñoom dinañ ko gën a yokk sax ci wàllu woowu. et ci biir loolu nag dinañ ci ànd tamit ak comité d'organisation bi. mairie Touba Mosquée moom it am na ay dogal yoo xam ni jëloon nañ ko mi ngi ci bu leen waaj jëm ci courant bi commencé na changer lampe yi am na nag lu ci des ñu ngi leen di ñaax pour ñu jëm ko eggale ñoom it ñoom ak Senelec ci fileeg màggal gi. waaye ci wàllu camion vidange yi tamit am na yu ñu ci indi yooyu commencé nañu liggéey waaye am na yeneen camion yoo xam ni juróom la ñu ngi koy xaar fii ak suba incha allah war na ñëw yooyu mooy ONAS di indi ñooñu bu ñu ñëwee ñëw dooleel camion yooyu fi nekkoon jàpp nañu ni balaa màggal gi incha allah xëy na nombre de voyages yi ñu prévoiroon pour vidange yi dinañ ko mën a
matal. et ci wàllu sapeur pompier yi tamit waxi noppi police ak gendarmerie jël nañu ay matuwaay yi nga xam ni pour dem beeg dikk bi daal ñu yombal ko ñëpp ñi nga xam ni aussi war nañu ñëw pour fekke si màggal gi incha allah. ci yeneen secteurs yi tamit jël nañu ay matuwaay yu am solo yoo xam ni yëpp rek dañu bëgg rek ngir màggal gi am ci anam yu mucc ayib. et bu boobaa incha allah ñu fexe ba lépp li nga xam ne ñi ko ci séntu ñu am ko ci ni ko xalifa bu Daaru Xudoos bëgge waaye tamit ni ko xalif général des Mourides tamit bëgge. ci wàll boobu nag ñu ngi ci jokkoo toujours ak comité d'organisation bi. ñetti fan yi des daal incha allah fii ak bala ñuy def la conférence des petits fils fas yéene nañu gën a yokk taxawaay yi ngir jéem a matale lépp li nga xam ne engagement la woon te ñu jëloon ko ñu jëm ko matale bala ñuy egg samedi bés boobu ndax bés boobu la conférence bi te boobu dana fekk dëkk bi commencé déjà am nit. balaa boobu tamit opération yi jëm ci pompe yeeg sëkk yeeg yëpp war nañ ko mën a jeexal moo tax it balaa diggante suba ak ginnaaw suba incha allah dinañu yokk liggéey bi liñ ci doon taxawaay bi ñu ci doon am ñu gën ko dëgëral ba ngir matale loolu. bismillah asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ñi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nuyu ak sant bu baax monsieur le préfet du département de Mbacké ak équipe bi mu àndaloon ñëw fii yëpp di ay kilifa ci département bi ngir ñëw wéyal liggéey bi ñu tàmbali woon depuis le 21 ci gouvernance bu Diourbel di wax rek ne niñ ko baaxoo di def at mu jot màggalug Daaru Xudoos fas yéen nañ ko yéene amal ñaari fan ci weeru novembre mel na ci jeexatalu waajtaay bi ci lañ toll ñu àndoon ko monsieur le préfet ñu ñëw def évaluation di sant bu baax ci suivi bi ci am ci disposition yi ñu jëloon yëpp mel ne yitte ak farlu gu mat moo waral mu ñëw ci takkusaan ba léegi ñu toog fii di ko seetaat mu mel ne wax dëgg yàlla ñi ngi am yaakaar bu baax ci ne balaa màggal gee egsi li ñu waxoon lu ci ëpp dana war a mën a ne xam naa di ko ñaan rek mu mel ne ren dafa xaw a am retard tuuti bu am ci waajtaay yi ndax nëgën yi daana fekk ñu dépassé étape bii ci déroulement programme bi waaye nag teewul yëg ji ci am ak yitte jiñ ci def ak ni mu ko toppee jot nañ ne dana sori lool wala yu bari dana ci egg waaye bu fekkonte ne mën na gën a teel ci lay gën a nekk à l'aise ci organisateurs yi ak ñi nga xam ñooy dalal gan ñi daal ci wàccaay yu bari kon loolu lañ ci amoon ci loo xam ne ab seetlu la bu bees buñ ci am xam nañ ne wàccaay wi màggal yu bari yi dox ci diggante bi xëy na moo waral xel yu bari programme boobu xaw a xat bu ko defee ñu amit tuuti lu ñu bëgg a leeral ci li nga xam ne mooy programme culturel u màggal gi ndax ren dafa am ay innovation yu ci am te bi ci ëpp solo doon ak bokkoo ci diine ak bokkoo ci aada ju am ñoo xam dañ ko bëgg dundal gën ko dundalaat sax la ñuy wax ndax di tàmbalee ci sëriñ bi di Xaadimu Rasuul mi nga xam ne moom la ñuy màggalal moo kii ñu tuddee exposition bi dañoo masal di dund seenu njullit di dund seenu mbokk mu mel ne loola kon bu ñu doxee ba tey ay nangami at dox ci diggante bi ñu ñëw bëgg a fésal dundal bokk googu fésal dund bokkuk diine googu ci kaw ñu tuddee sunu maam El Hadj Malick
journée dimanche bi nga xamante moo jiitu màggal gi mu am ay benn exposition bu ñuy def ci moom ngir jàngal ko ñëpp nag rek waaye rawatina Daara Xudoos rawatina murid yi jàngale moom it dana bari yu ca feeñ incha allah ndax xam-xam dana fa feeñ waaye càllale gi lëkkale sunu kilifay diine yi lu bari dana ci feeñ kon mu mel ne loolu innovation la bu mag boo xam ne war na média yi jàppale ñu ci xam ko xamit lan moo ko taxoon a jóg lan moo tax loolu jóg loolu nag jotiwut ak bisu màggal gi nga xam ne mooy altine bi incha allah ñu koy def nañ ko baaxoon di defee ci wéetal yàlla ci tuub jàng alxuraanul karim jàng ay xasida incha allah ngir ñaanal ci sëriñ bi ñaanal ci bokki jullit yëpp waaye ñaanal réew mi yàlla defal nu jàmm ci daraje borom bis bi kon daal law laa amoon ci lu ma bëggoon a leeral di sant waa presse bi yëpp di santaatit bu baax monsieur le préfet ak sous-préfet ba ci gouverneur ak vraiment chef de service yi ci département bi yëpp di beral nag ay cant ak ziar ak i nuyoo xalifa général des mourides Cheikh Mouhamadou Cheikh Seydi Makhtar jaarale ko ci sunu kilifa ñu ñëpp di sëriñ Ahmadou Makhtar mi nga xam ne moom lañ teewal fii ci liggéey bi ci jëwriñ ñi ci seen Cheikh Aliou di jëwriñ ji ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. waaw aussi ñu ngi koy sant di ko gërëm ci taxawaayam wax dëgg feddale na taxawaayam ndax at yi yëpp yëg nañ ne am na ay jéego yu mag yu jóge foofu jëm si ci màggal gi te ba ren aussi yàqu ci dara ñu ngi koy sant moom it di ko ñaanal yàlla defal ko ndam ci mission jërëjëf.